Lorsque les autres radios vous diffusent la même chose. Radio Joko FM 87.7 Rufisque innove. Joko Matin. Joko FM radio communautaire bu Tëngéej ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di rafetlu seen ànd ak programme radio Joko FM 8h ci suba dem na ba teg ñaar fukki simili ak juróom ñeent tey ji seen émission yor ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy TER bi di train express régional benn pàcc lañ ciy jël mu soxol ñi nga xam ne ñooy collectif des impactés bu cité Rufisque Sim ñoom nag boo bëggee gën a am ay précision ñoo nga féetee fa nga xam ne mooy sa Colobane ñoom ñooñu le tey ñoom la ñuy sekk laaj ak tontu ki nga xam ne nag moom la ñu dalal di président bu conseil de quartier bu cité Sococim di Cheikh Sidat Guèye donc moom la ñu àndal léegi avec la complicité de notre technicien di Assane Ndiour ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Cheikh Sidat. waaw maa leen di fay di leen gërëm si teewal bi ngeen ma dalal si seen rajo Joko FM. di profito di nuyu seen fidèle auditeur ak auditrices yi ñuy déglu di jiital aussi si nuyoo bi waa cité Rufisque ñu gën leen xam si waa cité Sococim. ñuy rafetlu teewaay bi parce que it c'est pas évident le matin ñu invité la nga daal di yegg si studio Joko FM radio communautaire bu Tëngéej ca barki démb si vendredi bi yéen a ngi doon amal benn toogaanu ñaxtu pour ñaawlu li nga xam ni moom ngeen gis ni jaay doole la alors ñu ànd daal di déglu li nga xam ni mooy élément bi daal di soog a dellusiwaat si li nga xamante ni mooy waxtaan wi di leen fàttali ni yéen a ngi déglu seen émission yor pàcc bu njëkk bi. suñu ndaje tey bi dara warlu ko lu dul projet TER bi nga xam ni andi nañu ko teg ko suñu kaw te ñun xamuñu nan la ak naka la ndax projet bi muy démarré en 2016 ñun dem nañu saytu. des gens de l'APIX nous avaient dit ak seen GPS yooyu ñëw nañu ba fii ñu ne ñu yéen vous n'êtes pas impacté parce que respecté ngeen limite yi donc ñun dugguñu ci limite municipalité bi dugguñu ci limite chemin de fer mais au contraire ñoom ñoo dugg si suñu ay limites mais ñoom bu ñu si duggee aussi y a pas de problème projet bu toll nii ñun duñu ko jéem a arrêté mais lenn rek la ñuy wax mooy bu ñu koy def dañu yëgoo ak ñun ndax ñëw nañu am na juróom-ñeenti kër yoo xam ni nee nañ dañu koy jël day jóg te kër yooyu tey boo xoolee depuis 60 ans ñi ngi fi. nga xam ni juróom benn fukki at ba léegi ñu ngi fi dëkk duñu fay ndox fii la ñu xamuñu feneen bëgg fi jëlee famille yooyu yóbbu leen foo xam ni néew ma sax fay ndox mais duñu gis sax ndox mu ñu fay parce que fa ñuy dëkk ji ëllëg du doon amul extension amul courant amul dara beneen bi si des ñun yor ñu ay kii ñun 300 mètres carrés la ñu yor kër yi 300 mètres carrés la ñu bëgg ñu fay ay kii yu dérisoire yoo xam ni 27 000 francs le mètre carré ce qui fera 8 millions kii su comme ça mais ñun dañu ne loolu duñu ko nangu beneen bi si des mooy dañu am ñaari terrain football am ay parcelles 12 parcelles yoo xam ne ñoom ñoo wër terrain football boobu ñoom ñu ñëw waa APIX yi ñëw dugg fi jël fi seen latérite commencé xootee ka gas te waxuñu ak ñun mais li ñu bëgg rek mooy nañu waxtaan ak ñun ba kenn bañ a loru ci lii ñuy liggéey mais ba fi may wax ak yow nii amul benn autorité bu ñëw wax ak ñun wala benn ku jóge APIX wala dara. soo yëg ni préfet mi ngi fiy ñëw ñu dem fekk ci ka fa mu taxaw ba ñëwee aussi waxtaan ak moom mu laaj terrain ba nga xam moo nekk si ginnaaw muy terrain Icotaf kan moo ko moom le maire est là maire bi nekk terrain bi Icotaf moo ko moom te terrain boobu boo seetee ba si biir gëm mu ne Icotaf ko moom mais am na famille bu ko moom mais terrain beneen bii mu ñu laaj muy terrain cité Rufisque Sim bi ñun suñu papa yi bi ñu fiy liggéey nekk fi ñoom ñoo moom terrain bi nekk si titre foncier wu 651 kon ñun ñoo ko moom lépp lu ñu fiy def dañ ci war a yóbbu ñun tey am na ku ñuy seen benn responsable bu ñëw fii ne joxe nañ fi 100 millions ñun gisuñu kenn ku ñu fi jox 100 millions parce que balaa nga naan naam ne fa 100 millions kon ñu gis nitu APIX mais gis ñu benn nitu APIX bu ñëw wax ak ñun donc ñun lii ñuy def ni daal c'est pour que autorité ci kaw xam ni am na ay néew di doole yu ñu bëgg a néewal doole. Une émission qui vous réveille le matin. Joko Matin. TER di train express régional war a relier capitale bu Sénégal di Dakar ak fi nga xam ne mooy aéroport aéroport Blaise Diagne muy loo xamante ni lu am solo la du loo xam ne da ngeen koy bañ waaye doxalin bi moo leen neexul. waaw Doudou. TER bi projet la boo xamante ni nit ku am xel am xalaat. doo ko bañ. gëm nañ ni lu am solo la. waaye c'est la démarche ñun moom la ñuy décrier parce que un projet de cette envergure boo demee ba di ko teg jàpp nañ ni dañ ko war a xalaat mûrir ko xool lan mooy impact yi mu war a am que ça soit mu nekk ay impact yu positif wala impact yu négatif bu ñu càmbaree loolu ba xool doog a mën a ñëw nag tëral li ñuy tëral waaye bu fekkee dañoo ñëw rek
xalaat te saytuwuñu ak population yi xooluñu la nekk ca gannaaw loolu bu boobaa day doon saafara su jur jàngoro donc ñun loolu la ñuy bañ ku ñu noot la ñuy bañ ku ñu lor la ñuy bañ te loolu je crois que dafa nekk un problème global du rek cité Rufisque mais boo xoolee fi mu jaar yépp yaa ngi dégg ni ñaa ngi jóg di yuuxu di ñaxtu parce que véritablement information ba ca war a am amul jàpp naa ne am na déficit de communication nañu war a waxtaan ak nit ñi waxtaan ak ñun ñi noonu lañ leen war a prévoir parce que dafay doon mbir moo xam ne boo xoolee ba ci biir sur le plan psychologique ci wàllu xel sur le plan moral yooyu yëpp dafay impacté wu ci nit ñi te loolu xalaat naa ni ñoom waroon nañu jiital loolu d'abord balaa ñuy ñëw rek di ba ma ko toj ak daaneel donc c'est ça. am na solo je pense que autorités yi nga xam ne ñoo jiite réew mi conscient nañu si li nga xamante ni mooy li ni mel loolu sax moo tax namm nañu def ay créer ay certainement recaser ñi nga xamante ni ñoom la ñu impacté alors li ma jaaxal mooy fii si Tëngéej lu tolloog 500 familles la yëf yi laal 90% donc déjà accepté nañu ba ñu fay leen jox leen seen ay ndàmpaay alors lan moo tax yéen à votre niveau ba tey yëf yi daal di xaw a taggatémbe ak depuis quand ngeen commencé di kaas pour que yëf yi ñu gën ko teg si yoon jiital waxtaan wi est-ce que c'est pas trop tard. ñun jàppuñu ne c'est trop tard. parce que mën naa ne li tax mu xaw a taggatémbe suñuy côté. boo xoolee mën nañ ko wax si ñaar wala ñetti poñ. bi njëkk mooy TER bi en 2016. bi ñu commencé di waxtaan ak nit ñi nga xam ne ñoom la ñu woowee les impactés moment boobu ñun bokkuñu ci woon parce que ba ñuy démarrer man en tant que président conseil de quartier dama dem ma gisee ak suñu délégué de quartier monsieur François Ndour que je salue au passage bi ñu waxtaanee ma ni ko délégué ñun kat war nañoo dem jéem a jëli information xool ndax ñun bokk nañu ci ñi ñuy laal wala bokkuñu ci. ba ñu demee aussi comme gars yi dañ doon nekk suñu wet ci raay bi foofu bi ñu leen laajee ak seen GPS yooyu am na kenn ci ñoom bi mu ñëwee xool def ni ñu yéen cité Sococim bokku leen ci ñiy impacté pour deux raisons parce que da ngeen respecté limitu chemin de fer respecté aussi limitu municipalité bi donc bokku leen ci mais il y a un mois 15 jours ci ginnaaw si la ñu ñëw ñoom commencé de ko tracé si juróom-ñeenti kër yoo xam ni ñoom ñoo longé raay bi ñu ñëw ne leen kër yi dafay bokk ci kër yi nga xam ni dañuy jóg bu teyee ñii ñëw ne kër yi day jóg bu subaa ñeneen ñëw bind na déedéet dañuy jël fii 9 mètres wala juróomi mètre gannaaw suba ñu ne mën na am sax rangé ba topp sa gannaaw jóg donc foofu la ngay jàng foofu mooy ñun dañuy nekk dans le flou total xamuñu lan la ñu bëgg a jël ak lan lañ dul jël donc loolu aussi ba tey ñuy toog ñoom di leen déglu loolu dal suñu kaw xamaguñ fu mu jëm ñu tourneeti ne échangeur bañ ne woon dañu koy jaarale ca poste courant ba kat léegi dañ ko délocaliser andi ko ci suñu terrain bi foofu terrain Rufisque bi waaw mais loolu encore une fois du lu ñu bañ mais nag waxtaan na neex boroom kër nañu ñëw waxtaan ak les ayants droit bu ñu waxtaanee ak ña moom bu boobaa solution dina mën a am mais bu ñu ñëwee rek bëgg a jaay doole indi rek commencé kii te ña fay nekk c'est des exécutants techniciens ya fa nekk ay ordre la ñuy jot rek ñëw rek commencé dugg di xottee ko kii donc loolu la ñu wax ne ñun duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg parce que dëkk bi nag dëkku yoon la ci li ñu jàpp. am na solo je rappelle ñi soog a taal seen poste rajo ñoo ngi ànd ak Cheikh Sidath Guèye nekk si collectif des impactés bu cité Rufisque nag bu ñu ko waxee pour mu gën a leer mooy ñi dëkkee sa wetu Colobane si fi nga xamante ni warul sori dara fi nga xam ne mooy terrain mais jour bi nga xam ni sax certainement dinañ si waxtaan tout à l'heure mais am na solo tamit ñu dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy waa TER ndey mbili parce que it c'est vrai que jiixi jaaxa boobu nga xam ne moom lañu def ci xelu askan bi c'est stressant non c'est stressant le fait que xamoo ni fii la jaar ñu ne tantôt ñu ne dañuy laal ñaata mètre tantôt ñu ne et cetera fan yooyu na ngeen ko dundee depuis 2016. trop stressant. Depuis un mois et quelques. nit ñi nelawatuñu. xamatuñu lu ñuy def. même suñu yenn mbokk yi nga xam ni sax.
ci sati bi la ñu dëkkoon. yàlla may leen ñu am kër dem feneen sax. tout le temps ñu ngi ñuy woo. ñu ngi ñuy nemm ko ñu ngi xool. parce que dafa am loo xam ni nag. bu fekkee da ngaa nekk ci bërëb. dëkk fa ay ati at. sa genn wàllu àdduna bi yëpp nga enterré ko ci zone boobu. ñu bëgg a yeewu rek. ne la fii kat nekkatoo fi. da nga fiy jóge nga ni fu ma jëm ñu ne la yaa xam foo jëm. danañ la fay nangam nguut foo jëm. mais loolu rek déjà bu amee ci xalaat. ci xel dafay doy waar sur le plan psychologique. dafay am lu bare loo xam ne dafay wàññi si nit ki. donc nag li may waxaat aussi. boo jógee nga dem. ñuy délocaliser ñu war a dem. mais bu ñu demee fa ñuy dem. nañu xalaat ne. fa nga mënoon a jënd ci biir dëkk bi. moo doo ko fa jënd. da ngay dem ca àll ba foo xam ni. ndox duggagu fa. courant duggagu fa. amul marché amul hôpital amul école. mais yooyu yëpp est-ce que état bi ak waa APIX est-ce que loolu yëpp xalaat nañ ko bàyyi nañ ci xel. man c'est la question que je me pose. donc nag dañ ni lépp looy def un problème bien posé à moitié résolu. donc nañu waxtaan ak nit ñi mu am ay mesures d'accompagnement yu fiable. ñu bañ a léser kenn. donc ñun ci loolu la ñuy taxaw. pour que véritablement fa ñu dëkk ñu bañ ñu léser. donc loolu mooy suñu fi ngeen dëkk ñu bañ leen léser alors ñu bëggoon xam foofu à votre niveau ku ne xam na ni suuf biir Dakar mu gën a cher gën ko cher Thiaroye waaye Thiaroye tamit certainement gën a cher Tëngéej et cetera alors ñu bëggoon xam yéen mètre carré bi lañ leen proposé. waaw ñoom bi ñu ñëwee dañu ne. pour les maisons. mètre carré bi dañu koy jëlee à 27 000 francs. waaw Doudou. foo xam ni yow. depuis 58. la première cité ouvrière bi am fii au Sénégal. foofu la. depuis 58 nga nekk foofu. yor sa titre foncier en bonne et due forme. say kayit yu leer. nga am ay acquis. acquis yi mooy yow yaa ngi ci digg dëkk bi pratiquement. fa nga dëkk doo fay ndox doo ko fay léegi tey. ñu bëgg a ñëw parce que ñooñu ngay wax naan Thiaroye mooy gën a cher nangam. mais ñooñu ils sont pas mieux lotis que ñun. ne serait-ce que rek ñàkk a fay ndox boobu ngay ñàkk a fay ndox rek. déjà loolu rek waroon na mën a tax sax ñu revoiraat seen barème yi. mais boo ñëwee rek ñoom ils sont dogmatiques non barème bi lii la ñuy fay lii mais déedéet ay nit barème yooyu ay nit a ko def. nit ñooñu dañ toogaat xoolaat mbir mi. rectifier waat ko. fay nit ñi lu jaadu. amul kenn ci Sénégal koo xam ne rek buñ ko nee jógal danaan du ma jóg déedéet mais day fekk rek ne buñ ko naree yëkkati jox ko loo xam ne bu demee njabootam dana tasaaroo mais looloo indi résistance bi parce que tey Sénégal boo duggee kër goo fi dugg benn buntu kër la mais boo duggee fekk fa téeméeri buntu kër famille yi dañoo tasaaroo nekk ci biir kii mi ngi ci ruq bi waaye léegi nag bu fekkee da ngaa ñëw dugal fa benn somme bu dérisoire ñu jël xaalis boobu xëj na ka ca xaw a tane tuuti mën na taxaw ne man jënduma terrain man jox leen ma sama wàll damay dem. waa kooku bu ñu séddoo. njaboot gu tasaaroo moo fay am. foofu man damay gis ne njaboot gu ñu toroxal moo fa am. donc nag loolu yëpp. encore une fois loolu la ñuy bañ. loolu moom vraiment du lu ñuy mën a nangu. waaw donc loolu la. ba tey si wàllu taxawaay wi nga xam ne moom ngeen di taxaw dëkk bi am nay kilifa yoo xam ne ñoom lañ ko dénk mën nañ si lim préfet mais aussi du ñu ñàkk mën a lim ki nga xam ne moo géré seen commune di monsieur Boubacar Albert Ndoye ban taxawaay la ñu am si situation boobu nga xam ne yéen a koy dund. waaw pour le maire. bi mbir mi amee. ñu naan échangeur bi dina fa jaar ak du fa jaar. dinañu impacté ay kër du ñu impacté. suñu première réaction mooy comme ni ma la ko waxee ba ñu demee APIX waxtaan ak ñoom ñu ne effectivement échangeur bi day jaar foofu boobu waxuñ sax kër yi. c'est vous yéen seen bopp yéen a dem vers l'information. voilà au lieu que ñu ñëw informer. ils sont pas venus vers nous. ñu ñëw jóg dem ci ñoom. suñu délégué s'est déplacé mu dem. si waa APIX ñu nekk effectivement dañu délocaliser échangeur bi. ñu dem ci waa ONG 3D. pour wax leen ne kat ñun ñi kat gars yi ñu ngi léegi dañuy indi échangeurs yi ci suñu zone. ñu jógee fa woo monsieur le maire pour jël ak moom rendez-vous. mais jour boobu sax mu ñu recevoir moom moo déplacé wu le lendemain. ñëw fekk suñu kër délégué.
ba ñu toogee avec le conseil de quartier. ak certains membres du quartier ñu toog ñu waxtaan. daf ñu xamal moom maire mu ne waaw. lii yëgoon naa ni projet bi day jaar fii. man de wax naa ko sax ma ne que ba nga ko yëgee. waroon nga ñu mën a aviser nag. ñu fagaru mais ba tey amul solo. alors depuis boobu ba léegi aussi. ñi ngi si di si waxtaan ak moom. moom aussi mi ngi ñëw di nemmeeku di xool. fu évolution yi toll. waaw donc moom ñëw na si le préfet aussi. parce que xam naa ni taxawaay bañ ci waroon taxaw daal gis naa ni maire mi ngi si taxaw mais taxawaay bañ ci war a taxaw dëgg. amaana bu ñu ko si taxawoon. xëj na dinañu mën a lever yenn équivoque yu bari. mais malheureusement ñun sentiruñu. véritablement taxawaay boobu. alors bi ñu ñëwee ba benn jour ñu ñëw rek indi seen engin. bu xeer yi nekkoon ci yu wër terrain bi yëpp dugal ko ci rond central bi. te boobu xale yaa ngay entraîner foofu. ñu ñëw rek dugal ko. Spontanément, toute la cité s'est levée. Il y avait le président Ndiankou Mbengue de l'ASC Médiour moom tamit ma koy nuyu au passage mu am ci taxawaay boo xam ne bi réaction bu positive bi mu ñëwee rapidement mu oo benn pelle mécanique ñëw ñu génnee xeer yi. parce que aussi nag droit kenn du ko négocier. loo moom. ku la si fekk bëgg la neewal doole di nga jóg taxaw. donc ñu génnee xeer yi yëpp. ca boobu nag ci la fa préfet ñëw. ñetti fan après ñëw fa mais préfet aussi bi mu ñëwee ñëw na mais peut-être amul woon toutes les informations. donc loolu sax sabab woon na mu woote woon démb benn réunion. pour ñu daje ak moom avec tous les autres ASC ak yooyu. mais ñun dem nañ ca réunion boobu mais demuñu fa pour défendre ab terrain football. parce que damay signaler foofu du ne Tëngéej amul benn équipe bu fi mën a taxaw ne. terrain football sàngam maa ko moom. parce que amul benn équipe bu fi jënd benn ASC bu fi jënd ab terrain. ASC Médiour sax amul terrain. terrain boobu c'est pas le terrain de l'ASC Médiour. donc ñun défendre ñu ab terrain. mais ab titre foncier global la ñuy défendre qui est le titre foncier 651. donc ci loolu lañ nekk d'ailleurs am na benn visite boo xam ne bi aussi préfet war na ko defaat incha allah. jeudi à partir de 16h pour ñu gën a mën a véritablement. leeral mbir mi mu féete boor une bonne fois pour toutes. achèvement li nga xam ne mooy travaux yi nga xam ne moo soxal terre bi ñu jàpp ko pour 2019. nous sommes en 2018. alors est-ce que gisoon ni bert mën na am jóge si ñi nga xam ne ñoom ñooy terre jëm ci yéen parce que it travaux yi defe naa ni léegi nag gars yi nag gën ko song nag. waaw bert day ñun xalaatuñu mën na am. parce que. chaque fois ñu ngi veillé grand lenn kay mooy mën a am. jaay doole mooy mën a am. waaw ñu ñëw ne par force lii la ñuy def. te xalaatuñu ne. danañu àgg foofu ak les populations. parce que nag quoi qu'on puisse dire la ñuy def waaw du population bee tax ñu koy def. waaw kon kay nañu xool lan ban impact positif lay am pour les populations. bu naree indi loraange population bi bàyyi ko parce que nag duudu. terre bi nii. mais ñi koy emprunté bariwul de mooy ñi am soxla aéroport de. la ca ëpp ñooy sox am ñi nga xam ne ñooy voyager ak ñooy ñëw. dana am ñoo xam ne sax amaana mën nañ toog fukki at duñu sax dugg. parce que amuñu soxla ci aéroport ba. donc loolu aussi faw ñu xool ko nañu xam ni ko bu boobaa ñi koy emprunté ce sera 10% wala 15% de la population. donc nag yooyu nañ ci bàyyi xel aussi. tey ji tracé bi war a laal fi nga xamante ni mooy terrain Médiour noonu lañ ko mën tuddee parce que noonu lañ ko xamee bi ñu nekkee xale ba léegi même bu fekkee ni terrain ñëpp la muy foo xamante ni xale yi dañ fa daan tàggatu daan fa tàggat seen yaram. tey jii nii bu fekkee lii lépp nga xam ne moom ngeen di woote boobaak léegi wuyu si woon ñu leen kenn wuyu si wu leen rawatina autorités yi alors lan mooy doon seen taxawaay par rapport ak loolu nga xam ne yéen da ngeen koy jàppee jaay doole. waaw ñun rafet nañ ci jort xalaatuñu ne dinañu àgg ci yenn niveau yi. parce que ñu ngi ci rafet ñu jort dans la mesure où le préfet il a été vraiment très réceptif. ci suñu démarche bi. parce que ñun li ñu demande rek mooy yéen waa TER yéen waa APIX. ñëw leen ngeen wax ñu. par rapport ak terrain bi. lan ngeen ci soxla lan ngeen ci bëgg a jël. bu ñu ñëwee ba def seeni mesure ne lii la ñu jël. benn terrain bi la ñu parce que on a 2 terrains foofu. fi ñuy wax terrain guy gi foofu en fait guy gi comme dañ doon entraîner ñoom ci fi Sococim def tey seen parking. ba Sococim ñëwee clôturer foofu. si lañ leen joxoon
beneen terrain boobu pour que ñoom ñu fay entraîner. parce que suñu ay dëkkandoo lañu suñu ay xarit lañu suñu ay nawle lañu donc ñu joxoon leen foofu ñuy entraîner donc terrain boobu moom dañ koy impacter sur toute la ligne. mais beneen terrain bi ci des. boobu tamit nee nañu mën na am ñu am lu ñu fa jël. loolu yëpp amul problème. mais nañ ñu wax rek la ñu soxla lan la. bu ñu ko xamee. bu boobaa ñun ñu ne leen lii ngeen soxla nag comme ñun ñoo moom. nañ leen ko cédé. à temps le mètre carré. mais loolu nag dafay doon loo xam ni population bi ñoom ñoo suba ñoom ñooy toog décider waxtaan de lii la ñu namm. ñun ay ndaw lañu rek. population ba la mu namm. ne lii la ñu bëgg ca loolu la ñuy taxaw. te incha allah am naa yaakaar ne loolu bu ñu ko defee mën nañ ci am gain de cause. terrain bi nga xam ne moom la ñu woowee terrain Médiour tey ji du lépp la ñuy jël de xanaa. déedéet bu ñuy jël aussi du lépp la ñuy jël. mais xam nga am na terrain football. am na loo ciy jël rek dootul matati terrain. donc loolu ñu ngi noonu am na loo xam ne sax ñoom bu ñu ko ci naree jël. ñu bàyyi leen nag lépp benn yoon mooy sax xaw a tane. waaw. am na solo di fàttali auditeurs yi soog a taat seen poste rajo tey jii si bi 8h30 jotee ba léegi ñoo ngi ànd ak Cheikh Sidath Guèye defe naa ni sant bi ni ma ko prononcé noonu la sant la bu xaw a bu assez original ah. parce que du ñu ko di dégg lu bëri. alors li nga xamante ni mooy terre bi ak coow li nga xam ni yëpp moo si am jëmee si collectif impact yu cité Rufisque yéen boobu ak tey kenn jëlu si kenn laalagu si xaalis j'espère. déedéet. parce que ku laal xaalis moom da nga war a able. kenn laalu si ñaari dërëm. kenn du kër yi. du collectif bi nga xam ne moom mooy gérer terrain Médiour bi. terrain cité Sococim bi. amul kenn ku ñëw dama ni. dama waxoon rek balaa nga naan naam ne fa. waaw balaa nga naan naam ne fa joxuñu kenn dërëm. terrain bi c'est sûr que dinañ ko laal ak ñi nga xam ne ñëpp foofu la tracé bi jaar parce que it gars yi dañu tàmm di wax ne état bu soxlaa defe naa ñëpp ñàkk alors bu ñu tollee si foofu noonu yéen lan ngeen proposé état lan ngeen bëggoon ñu def ko tey jii nii parce que lii am na ba pare peut-être information bi ni mu waroon ñëwee si yéen communication bi ni ñu ko waroon defee ak yéen weesu nañ ko nous sommes à quelques mois peut-être de 2019 alors lan ngeen di proposé état lan ngeen bëgg concrètement ñu def ko pour que yëf yi avancé bu baax te kenn du gaañu. waaw wax nga ko rek sa biir wax li ñu bëgg kay concrètement mooy. ñu fexe ba. ñu bañ ci loru. dama ni kër yooyu bu ñu waree jóg. dinañu jóg amul problème. mais nañ leen jox rek ngalla nañ leen fay lu jaadu. waaw. te ci loolu aussi damay signaler si foofu. tooñ gi ñu APEX tooñ. parce que tey suñu réseau d'assainissement bi nga xam ne foofu la jaar. ñëw nañ fa ils ont saccagé réseau bi. sotti fa la traité ba. kër yi boo demee ndox mi dafay def retour di dugaat ci kër yi. tey léegi nii boo demoon dugg cité Sococim mbedd moo jaar ndox maa ngay wal di tuuru. donc loolu préjudice boobu ñu porté rek déjà. doo comprendre. te doo mën a am interlocuteur bu fiable. boo demee ca kane chantier bi mu ne la ah déet man kat sama responsable nangam. donc yow finalement doo xam à quelle personne se vouer doo xam ci foo jëm. donc loolu aussi. jaarugul. ce serait intéressant ñu am ñi nga xam ne ñoom ñooy waa APIX daal di am tamit ñi nga xam ni ñoo jiite projet bi en général parce que it c'est vrai que ñëw si koñu jàmbur di fa def naka sudul noonu day xaw doy waar te it mën na indi ay tension nous sommes à 10 minutes de la fin yóbbal bi tout à l'heure dinañ ko déglu ak ki nga xam ne mooy El Hadj Nguy Mbaye si saxa donc avec la complicité de nos techniciens Assane Diour bu fekkee disponible na nga dégtal ñu yóbbal bi après ñu daal di ñëw ànd ak suñu gan daal di koy commenter. kon yóbbalu tey bi lii la. tey jii kenn ku ci nekk ëppale nga sa bopp say soxla. li nga am mu tuuti. li nga am mu waroon a yem ci say soxla. te am yépp mi ngi yem ci doylu. nu dem ba doylu amatul. kenn ku ci nekk da lay wóor ni ci tolluwaayu béy nga toll. waaye yaa nga yóbbu sa bopp ci dimension ñeey. problème am na. yow li nga am mu néew mu bari. xam nga li nga ci mën a def. ci sa dund ci sa koddaay ci say soxla ci sa soxla yi njaboot ci say bëgg-bëgg ci sa bëgg-bëgg ay soxna seeni bëgg-bëgg seenam njàng seen lépp léegi nag loola calcul bi nga ci war a def mooy calculer man li ma am mu néew mu bari samay bëgg-bëgg kat lii laa ci mën a def sama nasit lii laa xelaat ni bu ëllëgee dinaa ko mën a def yow nag léegi génn nga ci gàm boobu te nit ñi loolu lañu leen jàngaloon démb mooy doylu yemala say bëgg-bëgg yemala sa xalaat yépp waaye nag doo yaafus di nga nangoo liggéey ndax liggéey jaamu yàlla la
te ku bëgg a faj gàcce bëgg a tekki bëgg a fajal sa bopp say soxla wallahi tàllal ak may ma yoru ko di laaj rek di ñaan rek bu yàggee nit ñi jëppi la kon nekkul géwél bi rek mooy ñaan déedéet ñépp ñooy ñaan léegi ba ñaan googu léegi yegg na ci dimension boo xamee ni ay bëgg-bëgg nit ñi ñu ngi làqatu nit ñi bëgg-bëgg nit ñi tax na ba léegi ku seen ab ñaankat nga daw làqatu kon ñaq woowu nga xamee ni da nga koy tuur ngir terale ko sa bopp la nga cay am mu néew mu bari yemale ci nag say bëgg-bëgg yemale sa bëgg-bëgg yooyu nag mooy tax nga xool ni man kat lii laa am lii laa ci mën a def lii laa ci mën a def lii laa ci mën a def fii laa ci yem nga ni waaw léegi bon naa ut projet boo xamee ni muy projet xalaat ci kaw li ma man ak li ma war a def ak li may waajal pour def ko lépp dama koy boole ci kaw alal ji ma am wala potentiel bi ma am wala it li ma yor bu boobaa nag sa xel moo la naan bul dugg ci loo mënul bul dige loo dul def bul wax loo narul ñett yooyu bu boobaa rek sa xel moo lay wax loolu bul dugg ci loo narul bul dige loo dul def bul wax loo dul def kon ba nga jógee dem ñaati nit ñoom nga romb utuñum xëy liggéeyi wuñu boo waxee ñu ne alal dañ koy lijjanti dëgg la dañu koy lijjanti ci aw ñaq nag waaye boo ko amee ba am ko da nga war a nag teg sa bopp nag ci palaasu récapituler seet saw jëfin saw defin li nga war a def fi nga war a dëgmal li nga war a uti la nga ñàkk yépp nga ne man kat samay bëgg-bëgg waruma koo teg nag ci kaw lii ma am ndax bu ma ko tegee ci li ma am gis waaju génne kab 4x4 wala gis nga waaju defar këram ba karale ko mur ak ci biir ak ci biti wala ma gis koo xamee ni la mu am aw ma sax xaajam ma bëgg koo def wujj coono dikk na nga gis lu la nit ëppalee fuuf nga ni tey ma am ko ñàkk yemale say bëgg-bëgg dugal la ci réseau boo xamee ni ab nawle du fa dugg nit ku baax du fa dugg nit ku yiw du fa dugg nit ku set du fa dugg nit ku bëgg waayam rafet ëllëg du ca dugg nga ñëw dugg ci biir kon problème am na ndax yow fi nga waroon a toll sa tolluwaay da nga ni déedéet naa romba sama tolluwaay ma dem ci beneen dimension foofa nag bokkoo fa da nga faa wàlli wala da nga faa gane ji te bu ngan nga ruusee di nga wëlbatikuwaat waaye nan ngay wëlbatikuwaatee ak ña nga bàyyi woon ci suuf ak ña nga bàyyi woon ci biti nan ngay jàkkaarloog ñoom problème baa ngoo te sañ na ko mën na ko def na ko wërsëg la waaye bàyyil sam xel ni bés a ngi ñëw sañatoo ko mënatoo ko defatoo ko problème am na kon problème bi nit ñi am ci ñàkk yemale seeni bëgg-bëgg ñoo tooñ seen bopp tey nag boo xoolee ni yow mii li nga tollool li nga am li sa man-man fi mu toll nga war faa yemale sa bopp natt fa sa bopp ni fii laa mën a yem léegi àdduna jay na la te jalab àdduna wóoru ndax da lay indil ak tedd di da lay indil ñàkk a jag te ñàkk a jag musiba la ndax boo demee ba dugg ci loo manul dootoo jag bu la boor jiitalee nekkatoo à jour dootoo jag te fa nga waroon a jekke nag tey jii toroxtaangee nga fay am léegi nag lan mooy sa retour mooy di daw di làqatu dina bëtu kon nag ñu ngi leen di jaajëfal ci déglu bi di leen dig daje ba beneen yoon. Une émission qui vous réveille le matin. Joko Matin. gisoon ni nguuru Sénégal dafa def lu mu mënul. waaw du ma ne dafa def lu mu mënul. mais daf ko def ci parax ci yàkkamti. waaw parce que comme ni ma ko waxee sama njëlbeenu wax. l'initiative est bonne. mais c'est la démarche qui fait défaut. xalaat bi baax na. mais doxalan bi moo am problème. mais est-ce que xaalis bi doyoon na pour man def li nga xamante ni moom ngeen di demander ñu mën leen ko jox est-ce que Sénégal am na doole jooju noonu pour impacter yëpp ñu fay leen comme ni ngeen ko bëggee. loolu moom vraiment nekk xamuma. ñoom la ñu am ak la ñu amul. mais ki wax léegi day. nee na nit booy def. da ngay def loo mën. waaye bul def rek pour bëgg a def. loolu dafa am solo. nit booy def dara. xoolal jàngat ko ci biir ak ci biti ba xam ni lii kat. mën naa ko def nga def ko. boo ko mënul nag nga xaar. waaye yàkkamti ak parax. doom ji mu jur. rëccu lay tudd. am na solo alors nan nga gisee suñu yóbbal bi lii nag moom la ñuy duppee yóbbalu jokko. donc dafay daw si antenne bi bis bu yàlla sàkk noo ko gisee. waaw yóbbal bi day am na solo. tey bu ma ko doon commenté. damay wax ne que kii ka wax. yaaram bi doon wax léegi El Hadji Guy Mbaye. El Hadji Guy Mbaye. yàlla na yàlla yokk wéram. amiin moom dafa poser problème ba pare indi solution. parce que li mu wax lépp. jàpp naa ni lenn moo koy sabab mooy ñàkk mën sa bopp. te ñàkk moom sa bopp. gis nga nit.
boo moomul sa bopp rek c'est parce que da ngaa mënul sa bopp te boo mënul sa bopp c'est parce que nga amul liggéey moo tax ñuy wax ne nit da ngay wut liggéey liggéey bu jaar yoon nag boo liggéeyee di nga mën sa bopp boo mënee sa bopp di nga moom sa bopp bu boobaa doo dugg ci ay lu lay gàkkale wala dara bi ci des mooy ndimbalu yàlla parce que mi ngi wax ci wàllu doylu nit mënul am lu ko doy ni day doylu rek ndax nit bu amoon million ma nga naan naa si tegaat beneen million bu amee milliard ainsi de suite donc yow yaay xool ne man kat naa doylu ndimbalu yàlla nag mi ngi ci nga xam fa sa doole yem nga taxaw laata nga fay yegg waaw boo bañee sonn nga ni man mën naa 10 waaye bu ma demee ba 7 damay taxaw doo ma am problème waaye boo mënee 10 bëgg a jàll ba 20 coono ngay teg sa bopp da ngay am problème waaw teg ko say donc en fin d'émission lañu toll nii ñu bëggoon xam en définitive lan ngay conclure parce que it kilifa yi dëkk bi ñoo ngi lay déglu certainement war a bokk seen ay nit ñoo ngi déglu pour mën a transmettre le message pour que mu yegg fi nga xamante ni fa ngeen ko bëgg yéen ba yegg si nopp ki nga xam ni mooy njiitu réew mi di président Macky Sall. waaw ci fànn boobu damay wax de manière générale. du mën ne rek damay waxal pour cité Rufisque rek. wala cité Sococim. mais damay wax pour askan bi yëpp. ne. ñi nga xam ni. ñoom la ñu fal. jiital leen. ak koo mënti doon. moo xam maire nga moo xam député nga moo xam ministre nga moo xam loo mënti doon. ba ci président ci boppam dama ne. li ñu war a xam mooy dañu war a occuper wu. c'est-à-dire ils doivent s'occuper des préoccupations réelles et légitimes des populations. seen yitte warul nekk lu dul yittey askan bi di taxawu askan bi. di leen saytu di xam lan moo leen di metti ak naka lañ ci indee ay saafara. parce que looloo tax ñu fal leen. solution bi ci ñoom la war a jógee. ñun dañuy poser ay problèmes ñoom ñoo ñu war a apporter ay solutions. mais bu fekkente ne c'est le contraire moom mooy produire. que léegi ñoom ñoo ñu indil ay problèmes ñun ñu bëgg leen indil solution. bu boobaa day sooxe. donc loolu mooy li nga xam ni bu ma doon yóbbal bu ma leen di jox ñoom. yóbbal boobu laa leen di jox. di profité Doudou si sa antenne aussi. di nuyuwaale aussi le président Pape Konaté. bi nga xam ni c'est le président du collectif des 13 quartiers. bi nga xam ni cité Sococim daf si bokk. donc depuis que combat bi taxaw ba léegi. véritablement mi ngi koy suivre de près. lépp loo xam ni taxawaay bu mu si war a am rek. moom mi ngi ciy taxaw. donc loolu aussi jaadu na pour que véritablement ñu saluer ko ci loolu di wax ne yéen bi ko yàlla yéen aussi. ñu ñaan yàlla mu woyof ci kawam. ba fi nga xam ni loolu lañ bëggal population yi. véritablement ñu mën ko am. waaw kontaan nañu Cheikh Sidath Guèye ñu koy gërëm bu baax a baax di rafetlu teewaayam si studio bi li moo nekkoon seen émission yor pàcc bu njëkk bi incha allah yeneen pàcc yi dinañ ko pàccal incha allah ba 12h si antenne Jokko FM radio communautaire bu Tëngéej. C'était avec la complicité de Assane Ndiour qui a assuré la partie technique. Donc ñu leen di wax ni bii moo nekkoon suñu ñetteelu numéro parce que lundi la ñu commencé li nga xamante ni mooy émission bi mardi démb dalaloon nañu maître Badou Diack doon waxtaanee wàllu droit tey jii ñu waxtaanee li nga xamante ni moo jëm si terre bi ak jafe-jafe yi nga xam ni teg na ko ñi nga xam ne ñoom ñooy collectif des impactés bu cité Rufisque kii leen fi teewaloon du Cheikh Sidath Guèye di président conseil de quartier bu cité Sococim ñu koy gërëm baax a baax di ko jaajëfal yéen it suñu auditeur ñu leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous dans quelques instants inchallah. Une émission qui vous réveille le matin. Jokko Matin.